lool ndaxte depuis démb daa moo ngi ci statut yi ma koy ju waaw maam suturaal ma yow tamit. nekk ci statut yi ma koy ju Fatou Ka xam naa ni gouvernement bu bees bi intéressé na ko bu baax a baax. xam nga yan attente la Sénégalais yi nekk ci réew mi am ci gouvernement bi. diaspora bi da ka intéressé. léegi nag fu mu nekk nii. loolu moo tax affaire bi démb. man ta jaay dina 1 2 3 bi wax 1 2 3 mi ngi wax dafa statuer te lépp ci gouvernement bi nga statut. yàlla baax loolu la professeur Babacar Diouf ñu ngi lay delloo di leen nuyuwaat encore ci plateau Petit Déj tey nag ñu fas yéene waxtaanee la nga xamante ne moom mooy nouveau gouvernement bu bees ba nga xamante ne moom la njiital réew mi Macky Sall daal di samp ni ki démb dimanche bi 1er novembre autant pour moi ñu gis ne rek bi le gouvernement am na 7 nouveaux ministres yi jot a dugg mu am 7 départ ak 7 yi ci jot a dugg tey d'abord ci tënk sénégalais lu ñu xaarandi ci gouvernement bu bees bi laataa ñu dugg ci par point ndaxte ministère yi bëri na. waaw mais xam nga ci dimanche bi nag boo ko xoolee ci wàllu politique rek li ñu am de remaniement ministériel recomposition politique moo am Sénégal ndax li gën a fës mooy nomination ba am conseil économique social et environnemental. bu Idrissa Seck ndax loolu faraluñ ko woon di ko gis dañ doon wax remaniement. ci remaniement bi ñu jël ministres yi tabaat ay yeneen ministres ñii ñu reconduire la mais ca gannaaw loolu dafa am leneen lu ci xew ba léegi xam nga Sénégal moom nit ñi li ñu mën a xaar ci nguur mooy sas biñ leen sas bu fekkee ne xale yi amuñu liggéey ñu wax ne dañuy tegaat nguur gu bees nit ñi mënuñu yaakaar lu dul lu mën a saafara loolu teg ci nag ci fan yi weesu déggoon ngeen fi sax ay wérante yu bëri ci wàllu OIT nee nañu taux de chômage bi yegg na 46%, Sénégal ne déet 16% la waaye xam nga loolu yëpp mooy ay xayma yoo xam ne dañ koy def bind ko tënk ko fenn waaye laata ngaa wax ne ci téeméeri nit ñoo jël nangam ñoo ci ñàkk li xëy day fekk nga wax ñàkk xëy bi mooy lan bu ngeen nangoo ci loolu bu ngeen ci wuutee lim ya ngeen di am du bokk mais bu ngeen bokkee li ngeen di wax boobu wérante mun na am ba tax na li ñu war a mun a wax ci Sénégalais yi mooy bu ñu waxatee ne ñi amul xëy nu ñu toll seen lim naka la toll nguur gi am ay chiffres yu mu joxe mu am institution yu am lu ñu joxe kenn ku nekk war nga seet téeméeri xale yu nekk ci sa wet téeméeri nga xam ne am nañ diggante fukki at ak juróom-ñett ba fanweeri at ak juróom nga xool ci ñooñu ñaata ñoo ci am xëy bu tax ñuy wax xëy parce que waxuñu taaba dafa am ay liggéey yoo xam ne liggéey yu taaba la comme secteur informel bi nga dégg ñu ne dañ ko bëgg a transformer ci gouvernement bu bees bi loolu day bokk ci loo xam ne mun na créer ay xëy ba tax na yaakaaru nit ñi boo jëlee wàllum xëy moomu te wàllum xëy boobu mun nga ko lëkkale tuuti ak li ñuy wax mbëkk mi ndax xele boo xam ne day dem géej mën faa ñàkk bakkanam ngir yaakaar ne mun na tekki bu demee ci walla kooku nit ñi sax dañuy dem bay wax ne dañuy xaru waaye mun nga jàpp ne engagement la ndax doomu aadama bi dugg armée mu wóor ko ne bu demee ci toolu xare ngànnaay la yor waaye mun na ñàkk bakkanam kooku xaruwul kon xale bi itam nekkul ne dafay xaru moom dañ ko gëmloo ne gaal bi mun na jóge fii bu defee juróom-ñetti fan dina yegg ci waaxu Espagne yi te bu fa demee mun na tekki ndax am nañu ko def dem ba yegg woote téléphone na yegg si na ñoo jàmm toog benn at ñaari at wone loo xam ne ñoom yaakaar nañ ne war na mën a nekk solution. léegi yaa ngi doon wax ci sa biir waxtaan ci kii côté informel bi ñu gis ne jamono ji nag am nañ ko ci biir ministère bi tey est-ce que war nañ wax waxu secteur informel du moment où gis nañu économistes yi ñëpp di ne dañoo war a formaliser secteur informel bi. non secteur informel dafa mel ni saxayaay ci àll maanaam saxayaay mooy lu sax ci jiwloo ko nit ñi dañoo war a dund. nit ku nekk dina am lu mu jéem
li muy jéem nag nekk ci wàllu koom di ca dund mais bokkul ci li nga xam ne nguur mun na koo saytu di ko topp teg ko ci yoon ya nguur bëgg moo tax ñuy wax secteur informel tey léegi boo jógee nga dem ubbi sa salon de coiffure sa kër nit ñi ñëw nga leen di létt ñu lay fay yow ci secteur informel nga bokk mais est-ce que loolu yoonu nguur a priori mu ngi ci kooku beneen problème la kon secteur informel te jàppal ne ci téeméer boo jël ci suñu PIB ñoom gën caa tuuti juróom-ñaar fukk yi nañ ko def ñoom ñoo koy andi kon ñu ngi andi koom waaye li nekk ci biir secteur informel mooy li ñuy fay nit ki ka fay liggéey du méngoo ak liñ ko waroon fay du am protection sociale salaire bi mun na ndaw waaye mun na dundal boromam donc loolu mooy premier niveau bi deuxième niveau bi moom ci boppam liggéey bi muy def charte yañ ko waroon teg teguñu ko ca te mun na ko ñàkk saa su ne yooyu bu amee rek nguur gi lam ca waroon am du ko am te encore que sax loolu dañ koy wax waaye mun nañ koo relativiser ndax dafa am benn xeetu impôt boo xam ne saa yooyu jëflante ak nit di ko jox xaalis rek war na mun a am bu fekkee day am kayit bu ko tënk am na juróom yoo xam ne dañ koy teq ci téeméer bu nekk loolu dañ koy verser fiscalité kon impôt bi mu ngi ciy gis boppam ci informel boobu waaye na mu waroon taxawewu ko ndax ña liggéey amuñu protection sociale tey liggéey amuñu garantie parce que amuñu contrat à durée déterminée wala à durée indéterminée ay contrat de prestation ñooy gën a bëri te nekkul loo xam ne dafay wóor kon secteur informel dafa bokk ci koom dafa bokk ci secteur privé waaye bu ñu fexe woon ba jooyanti ko te ñu bañ leen teg fitna ba mu mun a nekk ci secteur formalisé dina baax lool ci koomu Sénégal ndax malheureusement li ñuy dundal ñun secteur informel boobu la. tey du ñu war a xaarandi ci CSE bi nga xamante ne ñëpp xam nañu ay milliards moo fa nekk. fan noonu. CSE bi lu ñu war a xaar ci ñoom ci seen liggéey. mooy Idrissa Seck bi nga xamante ne moom lañ fal. conseil économique social et environnemental. waaw. tey du ñu war a xaarandi ci secteur boobu wala ci ministère boobu pour rek avancement réew mi. non xam nga conseil économique social et environnemental institution consultative man mii nekkoon naa ci membre ci jamono ba muy nekk conseil de la république pour les affaires économiques et sociales mais la ma la bëgg a fàttali mooy bañ koy waaj Idrissa Seck mii tey moom moo doon defar projet bi ak Abdoulaye Wade boobu mooy premier ministre am daal doon ko dig Mbaye Jacques Diop ci diggante bi ñu dàq Idi Macky ñëw moo signé décret bi ñu nommé woon foofu mais cadre boo gisoon PDS ci jamono jooju kenn bëggul ñu ne ko dañ la koy jox parce que bañ koy def dañ ko xayma ci 900 millions de francs mu nekk budget biñ ko nattal ñoom ñëpp ñu xeeb ko mais Mbaye Jacques Diop en tant que politicien yàgg ci politique moom dafa xeex pour jot ko année bi ñu jeexal septembre la ñu installé décembre janvier di dem 3 milliards et quelques Mbaye Jacques était devenu tellement flamboyant que ñeneen ñi dañoo mujj bëgg poste bi Abdoulaye Wade dem ba am moom parce que nit ñee ko soxla donc institution a priori amul contenu institution bu am na contenu bu ñuy xaatim mais ñay nekk ca biir ñoo ko war a doxal pour crédibiliser ko won ko njëriñ institution consultative nag bu fekkee ne parce que bu njëkk moom ba léegi sax syndicats yi ñoo fay nekk ay universitaires ñun bañ fay nekk ay ñoom professeur Souleymane Niang ñoom Birahim Niang ak tous les présidents d'ordre des avocats ordre des médecins ak ñooñu bu ngeen toogee di xalaat tout le temps yéen ay force de proposition ngeen di am kon 3 milliards 4 milliards nit ñi tout le temps dañuy wax ne institution yi dañu budgétivore amuñu njëriñ parce que bu fekkee ne am na lu yoon joxe yoon li mu joxe mooy assemblée nationale mooy def loi yi mais est-ce que assemblée nationale bu fekkee ne lu jóge ci gouvernement bi ñoom ñu nangu ko
est-ce que jaroon na ñu teg ko fa foofu la interrogation yi du commencé ñëw nit ñi nag bu boobaa ñun sénégalais yi li ñu war a def mooy ñu bàyyi bu ñu nomee nit ñu xalaat la muy fayeeku ca gannaaw te ñuy xool lan la war a liggéey ak lan la liggéey ndax ñun gouvernement li tax mënumaa sori ci ñi ñu nommé mooy gouvernement bi nga xam ne dañ ko jox ay sas na ko liggéeyal ñun yéene bi rek lañ ci mun a am kële mun na am kóolu dem jox nit par exemple boo ma doon laaj ci Abdoulaye Daouda Diallo nit ñi di wax ay waxu technocrate maak moom ñoo bokk benn groupe TD licence bokk benn groupe TD maîtrise moom mu dem après ENAM dem COFEP kooku ku wax ne amul xam-xam da ngay wax la neex parce que fa mu jaar nekk ministre du budget nekk ministre de l'intérieur ñu nekk ministre des finances te bi léegi di nga dégg nit ñi di ko wax ne moom feesul place am est-ce que moom nag mën na jël décision parce que loolu aajuwul ci njàng mu kawe nit ki war a mën a jël décision am ñu lay xelal dañ lay xelal léegi sa fit mooy tax ak sa responsabilité mooy tax nga ñemee jël décision ndax ministre boo buggee neex sa président bugg a neex nit ñi bu yàggee doo liggéey war nga bu fekkee ne lii la ñu war a def te mu nekk njëriñu réew mi waaye loolu peut-être doo ci am ngërëmal nit ñi nga def ko te xam ne loolu mooy li war buñ ko deful lu mun a jag mu ngi mel ni baay bii dóor doom bañu ko waaye da ko yar mais loolu bu fekkee ne ñemewoo ko da nga bëgg tout le temps di neex nit ñi parce que teraanga bi rek nga ciy xool gouvernement bu du mos a efficace conseil économique social et environnemental troisième institution la di mooy maintenant quasiment le troisième personnage en tout cas de l'État mais au-delà de cette analyse politique gouvernement bi ñu am resserrement gis ñu fusion de certains ministères pour ñu ne peut-être pour ñu sukkandiku ci relance économique bi en plus dañoo maintenir Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Hott nga xam ne ñoom ñoo yore en tout cas les leviers d'impulsion yi nga xamante ne mooy tax suñu relance économique bi dem jàpp nga ne lii pour relancer PAP 2A bi waaw xam nga li jiitu loolu parce que remaniement bi dafa ñëw mais dafa fekk conseil présidentiel amoon na ci wàllu relance économique dem nañ ñoom ba xayma ne fukki milliards ak juróom la ñu war a am ci ñetti at yi ngir relance bii ngay wax ci diggante bi am na ay ministères yoo xam ne bu fekkee ministère de la culture man bokk naa ca ña doon liggéey parce que dañoo woo ñëpp ñu ñëw toog ñu waxtaane relance bi ci ñetti at yi naka la war a mun a demee ak lan ngeen ciy xaar loolu arbitrage day ñëw kon gouvernement bii ñëw mënul lu dul tënku ci cadrage institutionnel boobu ñu def ña koy animé nag est-ce qu'ils sont à la hauteur kooku beneen paire de manches. professeur man sama question lenn sànq yaa ngi ko doon kii mooy est-ce que tey jii maanaam ñun ñi mën nañu wàññi sunu ministères yi 33 la ak 4 secrétaires d'État est-ce que tey jii wax nañ ko mën a wàññi ba mu mën a suqali sunu économie loolu man foofu ma est-ce que tey jii parce que booy xoolaat boo leen boolee am na yu bëri yoo xam ne mën nañ leen boole soo leen boolee yëpp man sama calcul bi mu ko defee boo leen boolee yëpp mën nañu nekk 18 est-ce que ak 18 ministères est-ce que maanaam économie mën na fa jaare kii ak tamit voilà ak problème maanaam urgence yi fi mu nekk fi ñu soxla koppar comme ça ñu wàññi foofu dugal ko foo xam ne moom moo ñu kii est-ce que loolu am na wàññi train de vie de l'État waaw maanaam loolu lay tekki ndax cabinet boo ci am malheureusement ça dafay am njëg dafay am lu mu ñuy dikkee c'est vrai mënoon nañ sax am fukki ministère ñu yor réew mi yor ko taxawaay bu dëgër ndax Chine li muy rëy rëy yëpp instance bi ko ŋànk ci boppam juróom-ñeent nit la kon lim bi taxu koo am importance lim bi fonction bi muy am
te nit ñi duñ ko boole mooy en général ministère ci suñu réew yi dafa am tout le temps benn ay dimension ay usage yu ciy nekk te duñ ko wax ndax di nga bëgg ci région bu nekk ci waaso yu nekk ci mu am ay équilibre yoo xam ne ci diine yi ak yooyu di nga fexe ba loolu mun a nekk ci biir gouvernement bi boo ci boolee nag ña nga àndal bëri te nga bëgg kenn ku nekk nga sédd ko boo sàgganee efficacité bi ngay wax mun nañ ko ñàkk parce que calcul politicien bi mooy jiitu mais bu fekkoon dañu nekkoon ci li ñuy wax la rationalisation du choix budgétaire mooy téeméer boo jël di ko dugal ci doxalinu nguur nga xool efficacité téeméeri dërëm yooyu lan la mais ñun boo nekkul ci loolu day am yeneen considération surtout gouvernement bi nag weesu gouvernement bi fondamentalement li ci jiitu mooy dafa am une dimension politique ak politicien. ñu gis ne aussi comme li ñu doon wax rek ministre des finances mooy Amadou Daouda Diallo Abdoulaye Daouda Diallo autant pour moi et du budget ministre des finances et du budget Amadou Hott aussi nekk ministre de l'économie ak de coopération tey ñi gis ne Sénégal dette bi dafa kawe dem ba plus de 67% du PIB ak aussi coopération bi tout le temps ñenn ci Sénégalais dañuy jooytu di ne est-ce que Sénégal mi ngi xool intérêt sénégalais ci coopération tey ñooñu est-ce que wax ñu changer donne bi de telle sorte que ñi mun a jàppale Sénégal bañ a dépasse bañ a àgg 70% du PIB ci côté dette bi ak coopération bi aussi ñu xoolaat ko anam ba nga xamante ne moom lañ koy doxalee. waaw boole nga ñaari mbir yoo xam xaw ma tellement lu tax nga boole ko ñaari ministères yi ak bor bi c'est vrai que économie ak coopération kooku day xool naka la ñuy tëggaate koomu réew mi finance mooy dem wuti xaalis ak xool naka la ñuy dépenser xaalis bi ak suñu budget ak yëpp ñaari ministères yi bu fekkee déggoo nañ ci liggéey kenn ki maanaam day xàll keneen ki dem wuti jumtukaay yi liggéey mais problème bi nga andi mooy li ñu leb par rapport ak ñun suñu koom kàttan bi mu am dañoo wax ci UEMOA ne nañu fexe ba nga xam ne li ñuy leb du ëpp lool li ñuy wax suñu capacité d'endettement critère de convergence bi ngay wax noonu 60% bi foofu lay wékku ndax dañoo bëgg nit ki nga leb loo xam ne boo koy fay du andi coono ndax bi crise bi métti président Macky Sall lan nga dégg mu nekk xeexam mooy nañu faase dette bi defoon nañ ko ci jamonoy Ablaye Wade mun nañu xeexaat ba am ko waaye bañ ne ñoom ñi ñu lebal ci seen bopp ñoom xam nañ ne bor bi diis na diisaay boo xam ne yow la ngay génnee at bu nekk di ko dugal ci bor bi ñoom dañ ñu mayoon benn différé pour ñu mun a nooyi tuuti kon bor bi métti na bor bi ëpp na tant que effacé wuñ ko te même boo ko effacé ci même condition yi dañuy delluwaat ci leb bi rek ndax structure loolu waxoon naa ko fi ci bi weesu xam nga bu fekkee dañ la dugal ci koomu àddina bi waaye dañ la faa dugal nga jaar ci pegg bi te nga war a nekk ca pegg ba boo béyee li nga béy moom ngay jël rek jaay ko ñoom ña ngi koy jaay ñu wëlbati ko delloo la ko 7 kilo gerte yoo jaay ñu defal la ci benn liitaru diwlin jaay la ko 7 yoon lu gën a cher kon ñooñu la ñuy am ci li ngay béy yow amuloo ko loolu mooy xeex bu njëkk bi kon ñun bu ñu toogee di wérante ci ndax dañoo war a leb dinañ leb parce que état moom saa su nekk day war a am ay soxla di ci taxaw bu ko amul ci koomum ci biir dëkkam da koy lebi wala mu ñaane ko kon li ñu war a xeex mooy naka la ñuy def ba suñu koom mun a génnee alal boo xam ne dootuñu toog rek tàllal suñu loxo bitim réew ngir ñu mun a dund parce que loolu fondamentalement mooy problème bi efficacité de bi tamit boo demee ba leb boo ko jëlee ci nit ñu ne la tabaski suba la nga dem leb loo jënd ay yére ay xarak yu kenn xamul tabaski weesu nga koy fay boo sàgganee di nga ko fay ba tabaski ba dellusiwaat boo lebaatee ko ci kii boobu day gën a métti di dem moo dem ba taxoon ci état bi mu amoon ay ñi ñu doon wax bukkimaan bon bukkimaan nit ñi dañuy wax ne bukki bii waaye du bukki de bukki yi fay bukki yi la bukki yi
loolu la woon donc leb bi moom boo ko dugalee fa nga ko war a dugal dërëm boo jël leb ko nga xam ne am nga ci taux de rentabilité fukk ak ñett boo ca fayee juróom-ñaar ci wàllu intérêt du la wàññi dara waaye li nga leb consommé ko faw di nga fay. waxtaan bi nga xamante ni indil nga ñu ko ci biir rubrique économie donc ñu jox la rendez-vous peut-être prochainement incha allah waxtaan Maama yow tam ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bàyyi la nga daal di tàggoo rapidement. man it maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax rek di ne rek nouveau gouvernement bi na def lépp jàppale askan wi taxaw si seen i soxla parce que ñëpp dañoo jàpp ne pétrole ba nga xamante ne moom lañ ne gis nañ ko fii ci mim réew ak énergie bi je pense que war nañ ci taxaw de telle sorte que d'ici quelques années kenn ku nekk gis boppam ci développement réew mi. d'accord incha allah suñu borom mën na ko te dina ko def bu soobee yàlla en tout cas lu mu si mënti doon rek dañu bàyyi bu baax a baax xel ndaw ñi aussi ñu mën na leen jàppale ñu toog fii nii ci dëkk bi bañ a jëlati gaal yi ñu daal di ñëw